jangeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yeeg ponk ci gën a fës kon atte ba daanu na soxal nag ñu tuumaal njuuj njaac ci baccalauréat 2017 ba tey ji nag la yëf yi leer kon daan ya juróom benn weer la tàmbalee jàpp juróomi at Cheikh Hadjibou Soumaré samp na ndëndëm ngir doon président ci atum 2019 ca Ndiassane la ko xamle moom moomee nekkoon jiitu jëwrin bu Sénégal foofe nag bokk ci ab nemmeeku boo xamante ne ni mi ngi koy def ci kër diine yu Sénégal carburant yi nga xamante ne nag ñoom la ñuy indi ci Afrique ñu ne am na tooke bu bon tooke boo xamante ne nag gàllankoor la ci wér-gu-yaramu askan wi inspection pour l'environnement humain ak it ñu dénk ko wàllu dem ak dikk ba ca Hollande moom moo ko xamle ci fàttali ci atum 2016 kon ñu ngi doon wax lu ni mel ay forage yu yees nag du yàgg dara kon daanu ko daloo fii ci Sénégal ñeenteelu pompe bu Kër Momar Sarr itamit dana rek kon tàmbale dox jëwriñ di dénk wàllu ndox mi moom nag mooy dalal xel yi ci jafe-jafe ndox yi tey ci suba la doon yëkkati yooyu kàddu mbokk yi ponk yaa ngi nii ci yaatal gi léegi-léegi dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak àtte bi nga xamante ne kon daanu na mu soxaloon rek ñooñee ñu doon wax ne dañu doon def njuuj njaaj ci baccalauréat 2017 kon daani nii la tëddee tey juróom benn weer la tàmbalee jàpp juróomi atu kaso maître Aboubacry Barro féetewu nag ca défense ba yëkkati na ci ay kàddu nee na nag daan yi daal lu xel mën a nangu la ñu teewlu ko ci micro Cheikh Hassana Fall. jugement bi jaar na yoon parce que ñu doon layal ñoom ñëpp bàyyi nañ leen parce que ñu ci bëri am nañu sursis donc dañuy libre dañuy ñibbi seen kër ñu ci bëri aussi amoon nañu liberté provisoire bi enquête bi di wéy sauf que am na ñoo xamante ne aussi yoon daanal leen ñaari at mooy professeur bu nekk lycée Yàlla Sourène ak keneen aussi beneen kilifa bu ñuy wax ne que ne proviseur la moo nekk lycée Kahone am na 5 ans ferme 18 millions amende ak 2 millions te président tribunal bi dafa ne nañ confisquer seen ay biens nañ jël seen i biens lu ñu am ci alal au profit du trésor public mais li ma mën a wax mooy que ne décision bi moom vraiment ñu ngi koy rafetlu parce que suñu clients yi comme ni ma ko waxee léegi gën nañu d'autant plus que aussi juge bi dafa jàpp ne ñii vraiment regretté nañu seen acte lu ñu defoon te duré nañu prison aussi loolu yëpp ay circonstances peut-être atténuantes la yoo xamante ni juge bi aussi jël na ci en compte moo tax tey mu atténué mu atténué. ñu dellu wax ci procès en appel bu Khalifa Sall ñu ne nag nguurug Sénégal daal dafa war a sàmmonteeg dogal ba tukkee ci ëttu àttekaay bu CEDEAO loole nag bu nu sukkandiku rek ci nga xamante ni moom mooy kii di maître Assane Dioma Ndiaye moom mi nga xamante ne nag moom moo jiite Ligue sénégalaise des droits humains nee na nag li nga xamante ni moom la procureur général bu cour d'appel di sàkku loolu it jàpp na ni daal lu baax la bu weesoo loolu tamit am na beneen gis-gis boo xamante ni jëm na ba tey ci procès en appel bu Khalifa Sall dañ ci ànd ak Alassane Ba. réquisitoire bi mu def di wéy ñu koy waxtaanee Lansana Diaby daanaka wane boppam ci procès Khalifa Sall ci procès en appel bu Khalifa Sall kii di sàmm ak yelleefu doomu aadama yi ne xelam dal na ci génn gi mu def. ñun moom def naa bu amee ñu gën a rafetlu réquisitoire boobu mooy organisation de défense des droits de l'homme xam nga bu ñëpp jaaxlee ci yow la ñuy ñëw làqu. te bu justice nationale yi dafa yére maanaam joué seen rôle organisation défense des droits de l'homme dañuy mujj jéggi justice nationale yi dem ci li ñuy wax juridiction supranationale bu mel ni CEDEAO. dogal bi nga xamante ni nag cour de justice bu CEDEAO jël na ko daanaka dafay tënk réew yi nga xamante ni bokk nañ ci communauté bi procureur Lansana Diaby daanaka ni mu doxalee noonu la bu nu sukkandikoo ci jàngalekat yoon wi fi université Cheikh Anta Diop. lu ne fàng kenn du ko jeex. te nit ki boo fekkee da ngay liggéey te li ngay liggéey dañ la ko sas te ki la ko sas du nit la ko jox ay tax ma ko organisé ne lii nga war a liggéey boo tënkoo sa liggéey yaakaar naa yaa ngi def li yoon wax yaa ngi si jàmm wala yàlla. du courage loolu mooy liggéeyu procureur parce que procureur nekku fi pour protéger pouvoir procureur citoyen la fi nekkal ak askan bi pour xool kenn koo xam ne sa àq ak yelleef tegg nañ ko mu dindi ko si ndax moom nekku fi pour sonal nit ñi dafa nekk pour protéger nit ñi kon procureur loolu moom mooy liggéeyam même bu fekkee ne sax am na ay digganteem ak nguur gi nekk na loo xam ne léeg-léeg ñu jox ko ay ordre mu koy exécuter du tee moom magistrat la xam na ay compétence fu mu nekk ak sañ-sañam ak lan la war def mu koy def pour askan bi. réquisitoire bi nag doon ab conséquence décision bi nga xamante ni juridiction communautaire bi jël na ko mu gis ne
ni ñu tëralee mbiru Khalifa Sall ba tëj ko daanaka jaarut yoon nguuru Sénégal nag ñu daan ko mu war a réparer te dugg leen nag ñuy gis ne nguuru Sénégal sax dana ñàkk ca biti réew ndax lu jëm ci dossier Karim Wade bi ci mujj rek mooy tribunal correctionnel lànk ji mu lànkal nguuru Sénégal jot ci compte Karim Wade ca Monaco. ay loo créé sa dëkk di si tëj ay nit te bu génnee bitim réew ñun xamuñu loolu xamuñu bii ñaawteef ñun xamuñu ko gisuñu ko dafay xaw a doy waar ba tax na fi ñu toll Sénégal tey jii li ñu ko am ne Karim Wade yëpp tey mënuñu ko exécuter tey. mais CREI yi xam nga am na ñoo xam ne sax boo leen waxee loolu ay ree la leen di def bitim réew te CREI yi xam nga lu mu wax bu la procureur joxee mise en demeure bu jàppee ne la nga tontu rek jàpp na ne procureur bi moom loolu doyu ko rek ñu ne le délit est constitué xam nga loolu waxuma atte bi de ci mise en demeure bi rek le délit est constitué loolu bu ñu ko waxee sax suñu naataango yi nekk bitim réew dañ naan mais Sénégal xanaa ànduñoo ak seen sago. nguuru Sénégal war fi jaare nag ba nu gën a respecté CEDEAO mu di xalaatu professeur bi Ndiogou Sarr jàpp ne jafe-jafe Afrique de l'Ouest ci jamono ji dafa jëm ci droits fondamentaux ak droit politique. ñu koy jaajëfal bu baax Alassane Ba li nag beneenub yëgle la waxoon nañ ko ci atum 2016 ne nag carburant buy ñëw ci Afrique dafa am tooke te baaxul ci wér-gu-yaram tey waxati nañu ko xibaar bi nag mi ngi tukkee ci inspection bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu environnement humain dénk ko itamit dem baak dikk ba ca Hollande nee na nag gannaaw ab njàngat boo xamante ne ni def nañu ko ci carburant buy ñëw rawati nag ci Afrique sawjant gis nañu ne tooke manga ca ba tax na nag war nañoo kon jël lay matuwaay xoolaat bu baax a baax yëf yi daal lu nekk ca biir dëgg ñu teewlu ci ki nga xamante ni moom mooy Bachir Dramé xam-xamam màcc jëm ci wàllu pétrole. gis nga carburant bi ñuy jox ñun ñooy wax normes yi ñu bëgg li ñu bëgg rek la ñuy jox am na dëkk yoo xam ne nee nañu taux de soufre bi dafa élevé si ñoom bëggatuñu taux de soufre ñu def moyen yoo xam ne ak xarañte boo xam ne ak xaalis bu bëri nag boo xam ne mooy mën a tax ñu jox leen li ñu bëgg. voilà comme Maroc exemple la ci exemple bu xarañ la ci fii ci Afrique mais boo demee ci ne dëkku Amérique du Sud yi mais loolu li fa xew ëpp na dayoo moo ëpp Sénégal foofu li ñu fiy coow fii donc ñun volonté bi d'abord mooy ñu volonté ñu ne ñu boole expertise yëpp nit ñi toog ñu waxtaanee xool loolu nu ñu koy saafara loolu benn la ñaar mooy ñu jox moyen tam nit ñi xam gis nga problème bi mooy problème distribution produit pétrolier fii ci Sénégal dañu war a toog ñu waxtaanee ko nit ñaa ngi wax découverte pétrole et du gaz dañ fa war a jëm balaa ñu fay egg am na yu bëri il faut ñu taxaw li ñuy joxee licence yi anam yañ koy joxee ñiy bokk ci commission yi yooyu yëpp ñu waxtaane ko pour mën a contrôle bi pour mën a contrôler station yi fu ne waaye def station am na station sauvage yu nekk ci àll yoo xam ne kenn contrôlé wu ko. ma ngoog ñu daal di nag des ci wàllug pétrole bi sax def rek seetlu ci pétrole bi ñu ne nag yokk na ci àdduna ndax nee ñu tey jile nag ma nga ca juróom-ñaar fukki ci dollar loolee nag la ñu seetlu kun mooy lu ca yokk ñu ne nag ba moyul sax dana am jeexital ci carburant bi fii ci Sénégal loolu lu ñu mën a dëggal la bu ñu sukkandikoo ba tey ci ki nga xamante ne nag xam-xamam màcc na jëm ci wàllug pétrole nee na nag lépp sax jafe-jafe ca kër gi di Sarr daanaka bokk na ci li ko sabab Mame Biram Diouf. 595 francs doon njëgu litre gasoil bi 695 njëgu super bi doon ay njëg yoo xam ne nag bañ koy appliqué ak léegi ëpp na at ci diggante bi njëgu barilu pétrole bi jugee ci $30 dem ba $70,86 jamono ji yokkute bi toll ci $40 lu tax kon njëg yooyee soppeeku amu ci boobu ak léegi. Sénégal dafa am système boo xam ne ñoom dañu am régulation ba nga xam ne bu yokkee. am na lu ñu denc loo xam ne mooy mën a ñëw compenser loolu luy mel ni subvention bu wàññeekoo nag ba yenn niveau yi ñu bàyyi ko foofu donc loolu moo tax ñu naan dafa am système de régulation du marché ba pare nag mu am loo xam ne état moo koy def ci volonté am pour mën a réguler marché pour ñu bañ ko yëg loolu nag ay taxes la rek ñu ciy teg bu ko defee ñu jël ci taxes yooyu loolu lay jëriñ moo tax boo déggee ñu naan carburant moo gën a cher Sénégal que Mali alors que fii lañ koy jëlee man leen tout le temps option yi bokkul parce que li ñuy jël ci taxe jëluñu ko foofu taxe yooyu fu muy jëm ñooñu soxlawuñu ko parce que am na ay fonds routier loo xam ne xaalis boo xam ne dañ koy jël di ko def pour defar tali yi pour lële yooyu mooy réguler marché yi. bu fekkee ni Sénégal nag dafa am marge de manœuvre bu yaa ci njëgu hydrocarbure bi di jël 40% de taxe teewul ñuy xalaat nag ni yokkute mun naa am ci njëgu moo xam essence bi ak gasoil bi. risque moom il est permanent risque bi mi ngi fi toujours c'est-à-dire que risque un jour baril bi exploser à un niveau où insoutenable mënuñu ko soutenir régulation mënu ko soutenir mais xam nga Sénégal day dem produire pétrole ak gaz dans 2-3 ans bu soobee yàlla incha allahu taala danañ commencer ñu nekk pays producteur di génnee di jaay di ci am mais bu boobaa loolu yëpp day jeex parce que facture pétrole bi dana wàññeeku bu baax ñun duñu dépendre ti trop
ci baril bi sur le plan international parce que mën nañu def suñu bopp mën nañu jëriñ suñu bopp mën nañu tamit jéggaane jaay donc loolu moo ci am solo aussi à prévoir. donte pétrole bi ci àdduna si nag bëri na fi waaye teewul njëgu prix baril bi di yokku waaye Sénégal rek mel ni kon war na cee profiter fii ak 2021 ak exploitation pétrole ga nga xam ne nii ñu ngi koy xaar. ñu wax ci jafe-jafe ndox mi jëriñ ji nga xamante ne nag moom la ñu ko dénk ma ngay dellu rek di dalal xelu askanu Sénégal nee na nag lu ay forage yu bari daal du yàgg kon daañu leen daloo fii waaye tamit ñeenteelu pompe ba ca Kër Momar Sarr itamit liggéey ba dana tàmbali tey ji nag la ko xamle ci ba muy teewee ji rek liggéey boobee jëm ca forage nekk ca Jëppal Derklé Souadou Ndiaye ma nga fa woon. ay weer ngi nii Dakar di jànkonteel ay problème ndox. muy manque boo xamante ne gox yu bari ñu ngi koy yëg Mansour Faye ministre de l'hydraulique di wax jafe-jafe yooyu dina wàññeeku. mën na wax ne ñetti forage yi dafa ñëw bokk ci programme spécial Dakar mooy PSDAC bu ñuy wax bi nga xam ni tàmbali nañ ko ay quelques mois te maanaam lu mu war a génnee ci ndox dana commencer fii léegi semaine prochaine. pourquoi yii ñu def ko parce que yii maanaam quartier yi muy ciblé moo tax ñu ne dañuy yokk bu ñu ko yokkee. yaakaar na ni quartier yooyu dootuñu amati benn problème xëy na Dakar dañuy éviter di def ay forage parce que Dakar nu mu bindoo la dafa jege géej gi te bu jegee géej gi boo defee forage boo saaganee ndoxum xorom si day ñëw moo tax Dakar forage bëriwul présentement nii dans la ville de Dakar à peu près 17 forages moo ci nekk. si xaarit ndox mi ñëw ay travaux forage tàmbali nañ ko ca gox bële Jëppal Derklé ministre bi. jaajëfal ko bu baax Souadou Ndiaye ñu yegg ba Croix-Rouge liggéeykat yi nag ña ngay ñaxtu ndax neenu la nga xamante ne nag moom moo tënk ci seen kër googu ci wàlluk nag charte nee nañ lépp nag dana ko jalgati waaye yorinu sax ñoom it rafetlu wuñu ko ñu coy joxoñ baaraam nag ki nga xamante ni moom mooy njiit la bay sàkku sax tey mu abal leen ndax mënatuñu dara ci mbiram dañ ci ànd ak Disaprera Gervais Yaw. volontaire yu Croix-Rouge xëyee jàmbat ak ñaxtu lu ñuy xeex te bëgg ko mooy président kuréel gi nangoo publier rapport financier bu institution bi ci seen gis-gis mbir mi dafa war a ànd ak transparence waaw Croix-Rouge sénégalaise ñoom laa wax de ñoom ñoo créé seen commission ñoom ñoo tànnal seen bopp ay juriste ak benn facilitateur ñoo tànnal seen bopp ay juriste laa wax de juriste yi ñëw ñu héberger leen fii à la Croix-Rouge fii pendant une semaine ba ñu pare produire seen rapport tijji ko mu ne du ko publier moom mooy kan daf ñu moomul Croix-Rouge sénégalaise moomu fi kenn résultat yi daf koy publier. beneen mbir bu tax volontaires yi jóg taxaw mooy ñoom dañoo jàpp ne président kuréel gi dafa dëkkee jalgati règle yi nga xam ne ñu tëral doxalinu Croix-Rouge Sénégal rawatina ba ñu tolloo ci renouvellement comité départemental yu Pikine. ba renouvellement comité départemental Pikine amee. dafa yóbboon ay nitam pour nit ñi ñëw bokk ci renouvellement yi alors que nit ñooñu amuñu woon droit pour bokk ci renouvellement yi boobu muy benn bañ ko defee ñu échoué. volontaires yi assiégé jamono ji locaux ya nekkee ci avenue Roosevelt fas ko yéene nag dàbbale ci yeneen bureau yu nekk ci Dakar bu fekkee Abdoul Aziz Diallo mi nga xam ne moom lañ doxañ baaraami tuuma moo ngi wéy di jalgati yoon. ma ngoog commerçant yi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekkee ca Rufisque commerçant yooyu nag ñoom ña nga doon ñaxtu li ko waral rek ñu ne kilifa yee féete foofee ca Tëngéej nag boole wu ñu leen ca yeesalaat ga jëm ca marché central ba moo waral nag ñu wàcc ca mbedd ma rek di wax seenub naqar dañu ci ànd ak Ousseynou Thiam. lii di commerçant yi Tëngéej di woy nag di joxañ baaraam ba léegi lii di projet bi yeesalaat lii di marché central ci assemblée générale bu ñu jeexal ci doxum ñaxtu nag yooyu commerçant ne amul benn waxtaan boo xam ne bi dox na seen diggante ak autorité yi yor lii di projet bii di carré d'or. li fi métti na torop ma bëgg nag Boubacar Albendo li mu bëgg du de mën a dem parce que nag président Macky Sall na xool projet bi bu baax vigilance parce que projet boo xamante ne da nga bëgg a defar ay cantine dagga jaay def sa poos waxtaanu wax ni war a waxtaanu tegu ko ci yoon maquette bi lu gondiwulu li jëntuwulu maquette bi gis nga suñu taxawaay démb mooy suñu taxawaay tey duñ si bañ na nga yendoo ak na nga fanaane projet bi du jàll Tëngéej. mer ba futt lool yooyu commerçant nag di ñaan kii di njiitu réew mi mu yooyu yàbbi ci mbir mi. ñuy woo Macky Sall moom ci boppam ñu ngi koy woo mu wolluñu ñu ngi woo Aly Ngouille Ndiaye mu wolluñu ñu ngi woo préfet bi fi nekk ñu wolluñu ñun sonn nañu lor nañu amul nootaanga boo gis def nañu ko loolu la ñu amoon lu ñuy wax loolu suñu mbir yi nga xam ne moom la ñuy jooytu te dinañ ko jooy tey jooy ko suba
li ñu jël nag tey action bi ñu jël tey moom la ñuy jël suba moom la ñuy jël gannaaw suba parce que loo gis négociation mais nu mu tuddee Boubacar Albert Ndoye musuñu négocier ak ñoom. gannaaw seen doxub ñaxtu boobu yooyu commerçant ne dinañ woyal lii di xeex bi ba ñii di autorités yi nag teg ay waxtaan jëmale ko rek ci projet Yeesalaat marché bi. ci jamono jooju moom way laago yi nekk nag ca Mbuur ña ngay yëglu 200 ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ca ñoom mënuñoo jotee ci kër docteur yi bu ñu feebaree dañuy sonn di toltolaan fu ne ñu ne nag ñu ngi leen di jagleel ay carte d'égalité des chances naam waaye taxul ñu mën a yegg ca barabu fajukaay yooyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite mutuelle de santé nag wax nañu luy waral kon ñu am jafe-jafe ci wàllu woowee dañu ci ànd ak Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. lu ëpp 200 nit ñi nga xam ne dañu am laago am nañu ci carte yi nga xam ne moom la ñu duppee carte d'égalité des chances waaye nag carte boobu taxul ñu mën a faju comme ni ñu ko bëggee mu doon mbir mi nga xam ne lu metti la ci ñi amee laago. lu jëm ci mutuelle de santé bi commune Mbour ba nëgë ni kenn intégré wul benn handicapé pour mu mën a faju ci carte égalité des chances te loi bi moo nu ko may parce que ñi jiite affaire bi boo waxee ñu ne la prétexte bi ñuy wax teguwul ci yoon parce que nit ñi xamuñu carte yéen leen dëkk ak yu mel noonu déedéet. ñun def nañ lépp li nga xam ne waroon nañ ko mën a def pour ñooñu mën ci faj defar nañ liste par quartier joxe ko waaye jusqu'à présent kenn bénéficié wu ci muy nekk loo xam ne nii vraiment lu doy waar la. bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite mutuelle de santé yi problème bi lenn waralu ko lu dul ci kayit bi nga xam ne moom lañ leen jox te mu soxal ñi am laago dafa am li nga xam ne moo fa manqué. juróom-ñetti mutuelles yi ñoom ñooy capté ay bénéficiaires de carte d'égalité des chances juróom-ñetti yooyu nag lii seen problème mooy ba ñu indee fichier bi bind ñu exactement ne. tel way laago mi ngi dëkk quartier tel way laago mi ngi dëkk quartier tel dañoo envoyé rek fichier bi bind ñëpp Mbour su ñëpp ñu dëkkee commune Mbour nag te mutuelle yi nekk 8 mënoo xam kan ngay dugal fan ak kan ngay dugal fa ca des donc dañuy def ay travaux de recherche ak seen i njiit ñoom ak le CPRS de Mbour pour pouvoir trouver les adresses exactes de ces gens là bu ñu xamee adresse yi nag ci lañ leen di mën a def ay liste fante leen ci mutuelle yi. ñi nga xam ne nag am nañu laago ñuy xam le ni carte d'égalité des chances yi doon na mbir mi nga xam ne lu am solo la waaye carte boobu saafarawul seeni jafe-jafe yi yépp. Cheikh Hadjibou Soumaré nekkoon na fi njiitum jëwrin bu Sénégal leeral na nag day samp ndëndëm ngir doon nag président ci atum 2019 kàddu yooyu nag ca Ndiassane la ko xamle ba mu fay amal nag ab nemmeeku loolee rek bokk kon ca kër diine yi nga xamante ne nag mi ngi ciy dem fii ci Sénégal Cheikh Anta Diop Sey la tiira Ndiassane la dooree tournée bi nga xamante ne mi ngi koy amal jëmale ko ci kilifay diine yi kii di Cheikh Hadjibou Soumaré dikkoon ci Ndiassane jàkkaarloo woon xalif général des Kountiou wax ko li ko yëkkati ak lii yéenam ci réew mi. mooy rek li nga xam ne wax naa ko woon ne balaa may dugg ci lii danaa dem ci këru diine yëpp ma waxtaan ak ñoom ndax dafa am lu am solo ci sunu réew këru diine yi. dañu am seen wàll am seen cër ci sunu réew ndax boo bëggee tabax doomu sénégalais bi ñu bëgg ñun mu nekk un vrai citoyen dafay enrichir dugg ci biir culture am ci biir li nga xam ne moom la nàmp ba pare tijjeeku du tee mu tijjeeku nag ci extérieur mais ay valeur am mu sax ci te valeur yooyu mënuñu ci génne diine ci Sénégal diisoo mooy tax nga bañ a juum ci la ngay def waaw te nit boo bañee juum da ngay diisoo dégloo bañ a safantal kenn. kii di Cheikh Hadjibou Soumaré fësal na dina doon candidat ci élection présidentielle yi di ñëw. incha allah rabbi le 22 di dimanche bii di ñëw bi ci topp incha allah dinañ def loolu Dakar. xalif général bu Ndiassane di maam Cheikh Mohamed Kounta ñaanal na bu baax Hadjibou Soumaré fësal ne ki fi nekkoon jamono premier ministre nekkoon it président commission UEMOA am na ay compétences yoo xamante ni mën naa jiite fu nekk. ne nit ki bu fekkente ni yàlla jox na ko xam-xam mu boole ko yar ak teggin lu muy wut rek danañ ci am na ci am yaakaar. njiital convergence socialiste di Abba Mbaye doon it jegeñaale Khalifa Sall moom nag tribunal correctionnel bu Saint-Louis nag kon daal dinay rek àtte ca moom gannaaw nag nga xamante ne rek kon ma nga woon ca mandat de dépôt moom moomee nga xamante ne nag dañu ko doon toppee rek ne kàddu yu teggineewul la lu mu yëkkati teg ci kaw ay takk der lu toll nag ci téeméer ci doomu aadama ña nga woon ci tribunal ba tey ci suba ngir ñëw rek jàppale si ko waaye juróom bu góor nag gannaaw bi wax na di rafetul rek ni yoon doxalee ñu teewlu ko Abdou Mbaye lay wuyoo.
encore di am fierté ci suñu justice bi nga xamee ne ay tey ay jigéen rek noo présider la séance mais taxaw dans la dignité défendre loo xam ni moo war nekk. juróom-ñetti témoins la cité fukki témoins xam nga juróom-ñett témoins yëpp ay mineurs lañu. témoins yëpp duñ leen foto kenn ku nekk yaa ngi seede témoins ñu ngi seede ni diw ak diw ñoo def nangam te bi ngay seede yaa ngi nekk ci auto police bu nekk ci ñaari koñ après xam nga kooku ay seede yu dul dëgg la ay seede caaxaan la loolu juge bi xam na ko gis nañ dossier bi kaka defar beneen bi mooy yow nga ni man commissaire de police man lan tooñ te sama ay agent ñooy def enquête sama ay agent moo leen di déglu sama ay agent ñooy def ay procès-verbaux kooku mënul nekk. xanaa yow boo commissaire de police boo nee diw de moo tooñ da ngay jël dossier bi nag nga jox ko gendarmerie wala nga jox ko sa beneen police ñu nekk ay personnes neutres ñoo xam daani def enquête dans la neutralité mais yow doo jël dossier bi nga jox ko sa ay subordonné ñu topp si sa gannaaw di def si yow sa ndigal di créer ay information di créer ay témoins. ñu àddu ci tàggat yaram ak Thiès mi nga xamante ne nag amal nañu fa ab camp ci wàllu basket camp boobu nag ñu duppee ko kon El Futuro ñi ko amal nag ay basketteur la ñuy nekk ca bitim réew ñu xarañ lool ñëwoon rek ngir jàppale si xale yi nga xamante ne nag ñoom ñoo yëngu ci tàggat yaram boobee ca Thiès ñu ne nag la ñu gis dal na seen xel ba tax na ñu ngay sàkku kon ci fédération sénégalaise bu basket mu gën a gunge xale yooyu ba tey ñu mën a bokk ci équipe nationale Cheikh Anta Diop Seylatir di ay basketteurs yu jógee ci bitim réew di basket ci championnat yi gën a mag di ay ndaw ñoo xamante ne ñu ci bëri tey ji ay internationaux lañu ñoom ñoo dikkoon fii ci diwaanu Thiès amaloon ab camp de basket ngir tàggat ndaw ñi nekk fii ci réew mi jox leen xam-xam bi ñu am. boo gisee ma indi ko Thiès parce que bon ñëpp xam nañ ne man su ma doon jox capital basket Thiès laa koy jox parce que majeure partie jeunes yi ma yóbbu yëpp Thiès lañ dëkk te boo gisee ma def lii camp de basket bi retrouvaille la li nga wax. liggéey bi ma doon def ñaar fukki at yi yëpp ma ñëw wane ko wan leen ne di remercier parents yi ma jox seen i doom ñu nekk ay xale ma yóbbu leen. la majeure partie fii am na 4 ñu fi nekk Real Madrid lañ nekk am na ñu fi nekk ñoo xam ne jaar nañ Real Madrid am na Asvel am na FC Barcelone Unicaja Malaga Baskonia kon ñoo ñëpp ci club yi mag lañ nekk. day li man Baskonia la nekk day jouer Euroleague yaakaar naa ne mooy sénégalais buy jouer Euroleague l'année dernière Espagne dem na sélection Espagne 4 ans. kon bokk joueur bu mag la. assistant coach équipe nationale U25 ci wàllu jigéen ñi ne nag fédération war naa mën a jóg xale yi di basket fël ci bitim réew ñu fexe ba indi leen ci réew mi ñu mën a basket ci équipe nationale. kontaan ci gis li waa El Futuro def ndax tey won nañu ne am na ay xale sénégalais yoo xam ne mën nañu basket ñi nga xam ne ñi ngi bitim réew di jouer ñi équipe nationale Espagne la ñu jouer ñi championnat Espagne pro la ñu jouer ñi championnat pro France la ñu jouer ñi championnat pro Italie tey war nañu basket bu xarañ bu neex moo tax public bi toogoon fi doon seetaan tey kontaan nañu ndax gis nañu ay xale yu xarañ yi mën a basket yoo xam ne léegi Sénégal am moom moo ci des. ngir ñu mën a ñëw fii basket si suñum réew ndaw ñi di basket fële ci bitim réew wane nañ ne am nañu xarañ teg yi. ñu jaajëfal ko bu baax Cheikh Anta Diop yéen it sant nañu leen gërëm leen yéen ñi faram ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti 20h Cheikh Tidiane Diaw ak xibaar yi ci nasaraan.